daal di dugg ci kaso nañ ko encadré li nga xam ne mënu ko woon am ci biti mu am ko ci biir kaso bi mu nekk bu fekkee da doon def métier parce que du xale yëpp ñooy jàng mais am na xale yoo xam ne dañoo nekkoon ci atelier yi di def nekk ay ouvrier ñu jéem leen a encadré fi nga xam ne mooy kaso bi ku ci nekk menuisier ñu defaral la formation ci biir kaso bi wala mécanicien wala leneen donc bu fekkee aussi da nga nekk jàng ñu jéem laa suivre foofu noonu ci biir kaso yi nga xam ne boo génnee di nga rëccu la fa dugaloon moo gën ñuy bàyyi xale yi daal leen ni négligé ci biir kaso yi ñu nekk fa daal di génn gën a pire la leen fa dugaloon donc à chaque fois nañuy bàyyi xel bu baax ñu bàyyi Awa Faye ñëw ci dossier Sonko bi nga xam ne ba tey ñu ngi koy donc Awa Faye c'est parti pour l'affaire Ousmane Sonko. waaw merci Aram Paye affaire Ousmane Sonko bi xam naa bu ñu ko temps bi mayee dinañu wax fu dossier bi toll mais pour am waxtaan ak suñu invité bi moom dañuy faral di jot ay communiqué par le biais de son chargé de com kii di Wagan Faye donc ba affaire bi amee le 5 février dafa ñu jot benn communiqué genre note bi ñu ko mënee tuddee noonu ñu ne Ahmed Khalifa Niass moo ko wax mu ne invraisemblable mu ne d'autant plus nit bi nga xam ne dafa am soxna ba pare nekk ki nga xam ne polygame la mooy ko am ñaar ñett ba ñeent ba pare mu dem ki nga xam ne xale bu ndaw la di commencer une jeune fille ci maison bi nga xam ne maison close la mooy maison yi nga xam ne ñu am na lu ñu fay def loo xam ne lu war ak yoon te ndaw si ki ko moom nee na institut de beauté la mais moom mu ne maison close la loolu la déduire ba pare mu ne loolu c'est formellement interdit mooy li nga xam ne dañ ko tere ba pare islam da ko dàq c'est condamné par l'islam donc ñu toogaat quelque temps affaire bi def bruit ñu toogaat quelque temps le jeudi 11 février ñu jotaat une nouvelle note de Ahmed Khalifa Niass mu ne je ne cautionne pas l'emprisonnement de Ousmane Sonko ñu ne lan moo tax ñaari wax yooyu donc tey am nañu occasion nga toog fii ñu lay laaj yow ci dossier wu Ousmane Sonko bi lan mooy sa position. maanaam nag wax dëgg yàlla adversité politique warul tax nit ki ne sama adversité lu ñu ko def rek baax na lu dëgg yow nga werante fii ak nit ci plateau bi ngeen ñàkk d'accord war na tax nga ñëw pes ko wala njox ko kaas nga ne bu mu fi naanee ndox tey que dafa am un minimum Sonko xamul kaso bi yàlla bu mu ko xam mais man xam naa ko boo duggee fi ngay jëkk a jot ci bu dee kii bii la bi ngeen tuddee 100 mètres chambre bi ngay jëkk a jot mooy chambre 1 même malaaka safara yi bu leen fa yàlla yóbboon mën nañ faa def stage ndax nit ñoo xam ne dañ leen di def nii gis nga nii bopp tànk amul wëlbati ko amul dara 24 heures sur 24 ñii fa ñu toog fa la ñuy saw fa la ñu tëdd fa la ñuy sax defee lu raw loolu wax dëgg yàlla lu ma sa xol bon yàlla bu mu yegg ci ma di ko yéen Sonko mu di fa def wax dëgg loolu laa ko waxee. mais c'est que revirement bi la Sénégalais. non du revirement sëriñ bi l'humain dafa am kii c'est mon adversaire mais je lui souhaite pas la mort. ñu bëri nee nañ foofu da nga def waxeet kilifa gi. muñ ko déggee noonu man bu ma waxee mënuma lu may wax waaye déggee leen ko nii moomu ko man li ma bëgg a wax mooy lu bon la ma gis. yéenewu ma ko Sonko maanaam même bu doon dafa def loo xam ne ñépp a ko gis ñu jàpp ko war koo tëj kenn werantewul mais am na loo xam ne yéenewu ma ko yéenewu ma ko parce que adversité dafay am fu mu yem man d'accord ma ak moom jël na sama patriotisme bii partem benn baatu patriotisme nekku fi jël na ko ba léegi ñi koy rapaajoo te danañ ko mos a réccu nag am na bi nga changé kàddu dañoo fooga woon ne peut-être ni enquête bi demee da nga sentir comme li askan yi wax ne dafa am complot moo waral nga changé ne ku ko tëj ñu tëj non li ma wax man damaa fekkee 1968 université Dakar li fi nekkoon xëy na téeméeram am na fi tey ci université bi 68 étudiants yooyu dégg seeni moroomu étudiants ca Sorbonne ay kon bindit ak yooyu di manifester gars yi def ay barrage ñoom it mu ñu bëgg def comme tout le monde ay jeunes lañu woon qui préparaient leur avenir à l'université am ñoo xam ne dañoo taxaw ne Léopold yow tu es trop bon yow tu humes des fleurs à Normandie tu as une femme qui a le nez droit tu es trop bon mais les Sénégalais connaissent pas ça il faut taper
faut taper. On a tapé dur ñooñu tey mën nañu ci tudd ñu bëree bëri ñoo xam ne ñëpp xam nañu ay Diop Decroix ay Bathily ay nangam ñu yàq seen avenir yàq seen jàng réew mi dem na ba Senghor mëntu la gouverner mu digal nañ ko ba mu ñàkk pouvoir bi Jean-Alfred Diallo moo ko ne du ñu mën a dañuy daje mees dimanche du ma la teree dem mees mais ñàkkoon na pouvoir bi pare ce qui est ne j'ai vu les mêmes personnes ñuy toog di ne taxaw di kii Macky ne ko indil ñu dindi immunité am damay alerter les Sénégalais parce que bu Sénégal yàqoo ma yàqule loolu laa ko waxee mais je dis li nga xam ne li normal nañ ko def ñëpp ba y compris Sonko mon adversaire. ok parce que Adji Sarr citoyen sénégalaise la am na problème jafe-jafe dem porter ji plainte. léegi daal bu ñu suivre logique bi nga wax mooy justice warul instruire plainte bi alors que citoyen la. te porter plainte droit la. ci citoyen bu nekk da nga koy verser au contraire kooku bu ndaw sele taxawoon ci misaal ñëw moom itam loolu mu jiiñ ko Moustapha Niasse mi président assemblée nationale keneen jiiñ ko questeur bi keneen kan su kenn ko def ñu din immunité ko assemblée bi dootul am. parce que bu yoon dafa liggéeyam danaan ay kon Sénégal justice amu fi impunité. ma ne am na ñoo xam ne sax plainte nañ ñu demee noonu te dañ ko def kii rek classé wala yeneen. c'est-à-dire que warul nekk loolu buñ ko toppee affaire bi du dem Sonko man d'accorduma ak moom ci lu bare waaye d'accorduma ci ñu tooñ ko. est-ce que loolu revirement la kon revirement la. aw fay. mais yow nga ne d'accord pour ñu tooñ ko mais njëkk nga wax nga ne lii Sonko waru ko woon def su fekkee ne am na loolu la ñuy jàpp nga ñëwaat nga ne cautionné woo ko mais comme lu mouvance présidentielle bi di wax ne affaire Sonko Adji Sarr c'est une affaire privée yow loolu jàppee woo ko noonu parce que tey bu nekkee ne c'est Sonko c'est un homme politique rek waruñu koo tëj prison citoyen lambda bi tamit da ci gis boppam. dañ dem ba xam nga par exemple soxna si bi nga xamee ne François Hollande moo nekk président France. wax naa ne polygame la parce que amoon na ñeenti jigéen ñu muy digaaleel xëy na kenn ki moo cay jabar avec papier ñi nekkuñ ko mais ça ne fait pas de lui un polygame au sens islamique. c'est-à-dire que li may wax point de vue de l'islam góor gu ami jabar warul wéet. c'est ça ak beneen jigéen ba ñuy tëju mais ce n'est pas le seul point de vue de l'islam. l'islam réew mu ne ak na mu koy appliquer ci ñi koy appliquer ñun appliquer wuñu ko Arabie Saoudite kooku bu nekkee jigéen moo tëjoon tey jabari ki nga tudd ci misaal bu dem moo dem am benn xale góor bu koy bësal ñuy tëju xam nga ñëpp dañ koy ñaawlu tëb waaw pourquoi bu nekkee góor la dañ ko ñaawlu ci l'islam nag benn la kooku loolu ñoom loolu lañ koy atte mais au Maroc viol bu borom bu ki violé bu takkee ndaw si rek le viol tombe y a plus de délit te ñoom itam ci charia la ñuy basé mais man sama bopp dama exclure man sama bopp sama conviction personnelle gëmuma ne liñ ko jiiñ def na ko. gëmoo ni def man gëmu sama ngëm-ngëm personnel la. gëmuma ko. xawma kon musuma toog ak Sonko. mais gëmuma loolu. ñëw na ci question bi parce que dama ko bëggoon laaj rek bu nee Sonko d'accord ma ñu tooñ ko kon dafa nangu ne daan yi ñu ko bëgg a teg du gëmul ne moom moo ko def te defe naa ci loolu la tontu. looloo nekkoon sama question gëmuma ko ça ne veut pas dire que defu ko. man gëmuma ko personnellement. yow bés bu ne nga def ci kër am sax doom ñëw def naa nga ne déedéet sama doom deful dara. bañ da wala leen moom moo def mais man personnellement je ne pense pas. que question yi lay privilégié après observation yi ñu. mais Pape baalal ma rek bu nee gëmul question mu def mais dafa am lu wax lu am solo mu ne bu nekkee ne tey comme juge lañ jiiñ viol ñu tëj ko ñu jiiñ kële viol ñu tëj ko muy mel ni da nga neenal bu nekkee ne koo xamante ne dafa am numtërati ay ndombal tànk buñ ko jiiñee viol dafa mel ni pour yow dañ koo war a classé balaa muy indi ay numtërati ruumandaaj yu bëri ci dëkk bi dafa mel ni da nga neenal loolu daal. dama wax ne lan. da nga neenal comme ku am ay ndomba tànk ci dëkk bi ku nekk député am ay ndomba tànk mun na nekk juge mun na nekk ministre buñ ko jiiñee viol dañoo war a classé dossier bi mel ni ku ko jiiñ viol moom non yënga nag buñ fi nekk di def nag li gars yi wax hypocrisie sociale dégg nga y a jamais de fumée sans feu
si le frère de Sonko, si c'était le frère de Sonko qui est concerné, il y aurait pas ce bruit. waaw mbir boo koy tondale dafa am foo koy dendale. il y a la personne qui gêne politiquement. man Macky laa àndal waaye maa wax loolu. alors Sonko il gêne politiquement. Ah, ok loolu laa bëggoon il gêne waaw. même moi je gêne quelque part. d'accord man sama question mooy c'est pour sunu papa ji toog voilà li ma koy laaj mooy comme Sonko ci communiqué bi dafa ne woon dafa avant muy dem ci salon de massage bi. dafa woo benn oustaz daat koy laaj lan la l'islam wax ci beneen jigéen di la massé bu fekkee sa santé moo ko laaj moom dafa ne dafa feebar te daf koy def pour faju. oustaz bi daganal ko ne ko comme da ngay faju rek. oustaz bi daganal oustaz daganal da weddi yàlla. loolu rek la loolu wax la joo xam ne ci droit mooy li ñuy wax non écrit yéen ñoom juriste yi xam nañ ko. donc daganul. non écrit du jàng loolu. le non écrit en droit. oui loolu. moo bind ko ñàkk ko bindee yem. loolu ne oustaz bi mu ne ak mu ñàkkoon ne oustaz bi mu ne moo yem. awa non c'est bon. des observations Ibrahima professeur. waaw toujours rek joxe suñu xalaat ci mbir mi dafa nekk mbir boo xam ne mbir bu complexe la je dis que su jëmmu Ousmane Sonko moom moo toll noonu moo tax coow li dol ni mu dol nii loolu aussi foog ñu jël ko en considération ça c'est un deux Sonko dafay politique il faut forcément que mbir mi am li ñuy wax connotation politique xam nga tey jii bu fekkee ne dañu ne Sonko dafa woo ay militants am ci mbedd bi ñu taal ay pneu ak yooyu mais je rappelle que le président Macky Sall moo ne woon président Abdoulaye Wade bu génnul ci palais bi na armée Sénégal jël seeni responsable loolu mi ngi ci internet nit ñi mën nañu ko xool nañu wàcc ci tali bi xaañ ay xeer Moustapha Niasse bi nekk président assemblée nationale jiite institution bi gën a mag ci dëkk bi moom moo yoroon xeer xale yi topp ci ginnaawam donc kon dafay mel ni yow boo xësee ba nekk au pouvoir rek yow da ngay fàtte da ngay fàtte te diggante démb ak tey damay wax ne fàtte xaju fi Sonko est dans son rôle moom dafay politique bu ko neexee mu woo ay militants mais li ma ciy ñaawlu mooy ñuy yàq bien boo xam ne nit ñi ñoo ko bokk ay oto ay carbone loolu laa siy ñaawlu mais mbiru politique la te buñ dee xool chaque jour 2 poids 2 mesures bi dafay nekk fa parce que président Macky Sall nañu bàyyi xel li mu wax moom dafa ne man de bu ñu joxee dossier ki ñuy wax procureur mu wax ko ministre ñu wax ma ko man président de la république bu fekkee mbir mi dafay taal dëkk bi man dama siy dëgg sama tànk pourtant Sonko du nit ku tuut ci dëkk bi de parce que yëngu-yëngu yi wane na poids wam wane na darajaam wane na ni mu toll ci dëkk bi est-ce que kon tey président Macky Sall discours boobu mu defoon si 31 décembre est-ce que mënul woon xalaataat mu ne Sonko mi buñ ko jàppee yóbbu ko si kaso bi mais dëkk bi tàkk moom moo ko wax nee na bu dëkk bi naree tàkk day jël affaire bi dëgg si tànkam mais nous sommes dans une situation d'une extrême gravité boo xam ne tey jii Ousmane Sonko bés bu ñu ko yóbboo ci prison bi mais dëkk bi dina ko yëg te dëkk bi ñun du ñu nangu kenn taal dëkk bi parce que dëkk bi suñu dëkk la. suñuy doom dañu war a màgg am fi avenir bu rafet donc loolu lañ doon wax pour attirer l'attention des mécanismes pour que ñu gérer dossier bi ak beaucoup de professionnalisme. benn kii defe naa ba nga demee école am na loo xam ne jàngal nañ la ko te yaa ngi koy mokkal ba tey mooy lan comparaison et pas raison. ci lu gàtt professeur. voilà merci beaucoup donc. yow Macky nga àndal. ah waaw. te nëbboo ko de. ah yow si tàmbali waxtaan bi nga wane fi nga far. non man. yow da nga ko teel a wane oustaz. man Macky laa soutenir maag moom ñu ànd campagne. mais nag y a des exceptions. c'est ça il parle d'exception par yow justice bi ñëpp ne dañ koy lëbëj. tey sax tey rek jot naa lettre boo xam ne ci benn direction boo xam ne dafa casser benn contrat bu mu amoon ak man ci bi mu déggee sama déclaration. moo tax sénégalais yi am waaw d'accord sénégalais yi am nañ mbetteel de sénégalais yi am nañ ci turu Macky loolu dafay am. sénégalais yi am nañ mbetteel ci yow de man message yi may jot nee nañ xàmmeetuñu docteur Ahmed Khalifa parce que ñoom si bande annonce bi nga ne yow Sonko maanaam ñu yóbbu ko kaso xam nga boo ne sama bakken laa si teg wax jooju dafa diis de. moo tax ñoom xàmmeetuñu loolu tey laa ko. position boobu nga jël bu bees boobu nga jël. loolu tey laa ko gën a wax. position humanitaire. dama ne loolu tey laa ko gën a wax dama ne du ma nangu ñu toroxal ko te tooñ ko mooy toroxal ko. c'est ça. loolu ça demeure. est-ce que buñ ko jàppee kon say taalibe duñ jug yow say taalibe duñ jug. defal nang rek xam nga du moom rek. yow borom doole nga de. est-ce que buñ ko jàppee kon say taalibe duñ jug am na fii ay nit ay activistes
yu ñu xam yu notoire yoo xam ne jàpp nañ leen wala ñu nekk ci ay problème kenn mënu leen a gis mais dem naa ba wax ak ministère de la justice bañ ma may ma téléphone te wax ak ñoom yëkkati sama alal def ci même yanamaar mii bañ leen njëkkee jàpp Rufisque samay añ laa toog fi yónnee leen ko loolu ñun ñàkk d'accord ak nit du tere nga yelleefam buñ ko kenn tere. man damay bañ ñu jàppale rek damay bañ nguur gi jàppale parce que boo nee Sonko ñu jàpp ko sa bakkan nga ci teg yow kilifa nga te da nga am ay taalibe boobaa say taalibe est-ce que ñu jóg defal nànk rek waaw mën nañ la jàpp de oustaz déedéet loolu yaa ko foog gis nga nit ku ne la ngay def bañ jàpp la xam nga nguuru Macky gi dañuy jàpp de déedéet yow yaa ko yóbbu foofu dama ne la ñun Macky bi ñu koy xam mi ngi ñaa nga école xam nañu ay waajuram côté ndey côté baay ñu ci bari ay ñaseen lañ demeewul noonu mais li ma bëgg ñu dellu si ci mooy dama ni su fekkee ne dañoo bëgg boo contrer nit buñ nee ña ngi koy rey nga jox leen paaka man duma ca bokk. waaw mais xam la mooy problème bi mooy tuuti professeur. mooy justice d'exception bi ngay wax depuis tout à l'heure parce que comme major nu mu ko xamee rek dañ naan la loi elle est générale et impersonnelle donc on ne peut pas que une personne. voilà elle est célèbre et tout elle est connue. gis nañ fi ay dossiers yu bëri. du ma tudd tur nga gis ko koo xam ne duñ ko place sous mandat de dépôt ou bien dañuy accélérer dossier mi juger ko gaaw pour ñu libérer ko et tout alors que ni y a des gens qui croupissent en prison qui sont toujours en détention préventive jugé guñ leen donc su fekkee ne tey Sonko il est connu rek ñu ne Sonko war a dugg prison alors que ne am na kenn koo xam ne ñu ngi koy accuser pour les mêmes faits te wóoraguñ ko te il est placé sous mandat de dépôt donc ça aussi ça pose problème. soxna si nag dafa nekk débat. te débat bi mënoo àkku moo wax ji waaye man su fekkee ne ñu ma bokkal débat bi may nañu ma benn marge dinaa expliquer li nga xam ne moom moo jëm ci Sonko. gis nga UPS parti PS bi ñu wax MFDC ci composante yi la bokk xam nga loolu xam nga ko la déet MFDC est membre fondateur de l'Union progressiste sénégalaise. Le MFDC originel qui a été fondé par Ibou Diallo et Émile Badiane et tout ouais. En même temps que le Parti démocratique de Kédougou xam nga bu ñu la waxee Parti démocratique de Kédougou ça fait rire boobu Kédougou amul 1000 habitants parce que noonu lañ ko sowaaree Sénégal région yëpp dañoo amoon ay parti pour que su fekkee ne ñoom liñ bëgg a architecturer Sénégal amul ku ci ne xëcc sa indépendance ñu doon pousser Casamance pour mu xëccu pour indépendance am léegi bi nga xamee ne nag parce que boo dañu bëggoon a imposer Senghor te xamoon nañ ne rejet yi bare na ñu jóg léegi nag bi nga xamee ne gis nañ ne rejet yi melul noonu ndax sëriñ si sotti nañ ci ndox ak ñeneen ñu daal di fédérer parti yooyu mooy def ko Union progressiste sénégalaise bokk na ci mouvement Saalum Jum Momar Gueye moo ko sosoon amoon na ci mouvement Njàmbur moom itam parti la Moustapha Cissé bu Louga à ne pas confondre avec bu Pire yooyu lañ jël def Union progressiste sénégalaise léegi nag bi nga xamee ne Senghor jógee na fi am na yum laajoon Abdou Diouf y compris na avion présidentiel nekk ci disposition nanga tel pourcentage ci fonds politique yi nangam Abdou Diouf di ko def ba fal ko mu bañ mu yónnee laaj Senghor ne ko non loolu dama ko doon def yow la ñu éliroon loo ma sant ma def ko léegi nag man nañu élire dootoo ma jox ordre moom nag ci la mu dencoon mu wax taalibeem jamakun santul Senghor jamakun la sant mu ne ko na taalaat MFDC loolu ci suuf la jaar mu taalaat MFDC man nii di wax ak yow en décembre 1982 man ak Sidi Lamine sama rak borom kër gii tey ñu ngi ñu jàpp fii ci kaso boobu fekk ma lakkoon drapeau France bi ca mai 1982 man ak moom ak suñu yeneen i bokk mais biñ indee waa Casamance yi Jamakun Sidi Badji Kourouma Sané kamu gi ainsi de suite ak jigéen yu bëri nga xam ne ñoo doon waa bois bi
bi ma leen gisee ñi ngi xiif sonn wallahi sama rongoñ